voilà tey lu ma bëggoon a waxtaanee ak yéen temps yi dafa am benn coow bu am ci diggante 2STV ak la TFM ci benn émission boo xamante ni mu ngi tudd célébrité et religion donc man tur bi sax man ànduma ci quoi d'accord tur bi man ànduma ci je suis pas d'accord ci tur bi parce que célébrité et religion yow kañ nga koy def ci mois de ramadan bi nga koy def maanaam ku siiw ak diine waxoo diine l'islam waxoo diine christianisme précisé woo da nga ne célébrité et religion kañ nga koy def weeru koor te man boo tuddee benn émission célébrité et religion kooku waroo ko utal benn date nga ne weeru koor rek lañ ko war a def loolu man d'accord ma ci concept bi d'accord ma ci tur bi ku nekk nag ak sa xalaat donc yaa awa bi mu nekkee 2S nee nañ doomi El Hadj Ndiaye ñi koy wax Abdou Ndiaye moom moo xalaat tur boobu noonu jël émission bi tuddee ko célébrité et religion animée par yaa awa Dieye donc ñu gis ne benn turu émission bi baaxul deux ki nga xam ne moom lañ jox pour mu war a animer émission bi waru ko def selon concept bi quoi parce que tey su fekkee dañ ne la yow da ngay dem ci benn célébrité nga interviewé ko ba pare ne ko taril benn saar léegi yow xul wallaahu sax bu ko taree bu ci dammee yax yow xamoo sax lu muy wax yow xamoo ci dara da ngay toog rek di wax quoi da ngay toog rek di déglu maa ngi koy seetaan bi mu invité Babacar Fall ne ko ban isib nga bëgg ban isib mu ne ko luy isib xuli bëdi yaa awa si boppam ne ko lan mooy isib ba pare xuli bëdi quoi mais am na ñoo xam ne ñu ngi ci télé bi ñoom diine la ñuy def suñu demee di interviewer benn célébrité mu war a tari benn saar kooku bu dammee yax bu juumee dinañ ko mën a gàgganti dinañ ko mën a corriger ci tàng-tàng bi surtout ñu ci ëpp saari gàtt yi la ñuy jàng mais yow yaa ngi jël émission bi tuddee ko célébrité et religion jox ko koo xamante ni moom ñi muy laaj ne leen tari leen saar ñooñu moom tanewu leen wala ñooñu sax tane ko léeg-léeg mu ngi invité Juma Jeng Jaxate jàngee Fatiha bi nu mu ko neexee damm ci yax ba doyal mënu ko corriger mu invité Babacar Fall na ko isib mu ne ko luy isib waaw léegi nag li gën a yomb yow am na ay oustaz yu nekk ci télé bi mais jox leen émission bi ba pare nga tuddee ko neneen xam nañ sax célébrité et ramadan célébrité et le ramadan tur boobu baaxoon na pour man mais célébrité et religion soo ko waxee émission bi waroo ko limité wu rek ci weeru koor nga ne pendant le mois de ramadan rek nga war a def célébrité et religion léegi man je me demande où sont les professionnels de la communication mais ana gars yi dem génnee ceci les grands journalistes jiite télé yeeg rajo yi tey ji boo demee kër Youssou Ndour tey bon xam naa am na ay professionnels yu fa nekk mais ñu ci bëri jiitaluñu leen tey da ngay gis ne Mamadou Ibra Kane moo fa nekkoon moom c'est un grand professionnel journaliste de formation la ba pare yàgg na ci métier bi am na ci expérience daf na ci 20 ans wala 22 ans depuis Walfadjri moom moo fa nekkoon ànd ak ñoom Alassane Samba Diop nekk le directeur de la rajo Mamadou nekk le directeur général du groupe GFM ñu dem ba mu yàgg luy indi problème yi ñëpp xam nañ ko ay conflit d'intérêt la parce que nit ki dafay nekk di liggéey ak yow yàgg moom si salaire am rek lay yem quoi yow ngay liggéey ci kawam rek di gën a enrichir di am xaalis te moom fu mu nekkoon fa lay nekk léegi nag il faut que moom mu am ambition wane ne bëgg na avancer ci métier bi wane ne dafa bëgg action nga xañ ko action bi voilà mu dem teg projet nit ñi xam nañ ko am na notoriété c'est un professionnel moo ki mu àndal Alassane Samba Diop mu dem créer groupe de presse am comme yow ni nga ko créé comme yow mi nga xamante ni doo professionnel yow yaa mën a créer sa groupe de presse waxuma la ak moom mi nga xamante ni nag il s'y connaît donc loolu mooy problème bi léegi boo jëlee le groupe de presse de Youssou Ndour tey Birane Ndour mooy le président directeur général PDG donc moom management la def loolu garaawul bon PDG moom boo defee management sax defe naa ne ci lay gën léegi le directeur de la télé mooy Ndiaga Ndour
expérience la am ci wàllu musique ay enregistré ay mixage loolu lañ ko xamee ça n'a rien à voir avec la télévision léegi le directeur du programme ñu ne Bouba Ndour lañ ko jox moom it kazalika na ko noonu li Njaga xam frère am moom la xam mooy musique production enregistrement management ci wàllu musique loolu ça n'a rien à voir ak programme télévision nañ waxante dëgg gis nga yàlla dëgg la bëgg quoi nañ waxante dëgg ñun on n'est pas sérieux quoi ñun sérieux wuñ ci dara Sénégal ñu nekk ci nguur gi sérieux wuñ ñeneen ñi nekk ci yeneen domaines yi ils sont pas sérieux wala ñu ci sérieux bëriwul boo sérieux sax yow da nga dul dem fenn doo avancer mais loolu c'est grave c'est catastrophique Sénégal li fa xew dafa doy waar chaque jour rek am na yow ci loo mën a wax léegi ñu dellu soir ci émission wu Yaa Awa bi nga xamante ni daf koy xëccoo ak 2S TV waa 2S na ñoo ko moom waa TFM na ñoo ko moom man pour man boo nekkee ci benn télévision di fa liggéey ba jógee fa moo xam nga démissionné wala ñu dàq la wala dara soo demee feneen waroo yóbbaale émission bi te émission bi nekkul yow sa concept donc loolu tooñ la ña nga fekk ji tamit ñoom war a ñoo nangu lool xanaa kon foofu ay borom xel nekkuñ fa ñoo xamante ni dañuy teg ay synopsis teg benn concept émission ñoom lan la ñuy jëriñ ñi fa nekk les professionnels yi fa nekk di fa liggéey ba kii jógee ko 2S dem TFM jël émission bi concept bi yokku ci wàññiwu ci amul benn innovation mais émission bi dama ko doon defee 2S noonu la ko jëlee yóbbu ko TFM di ko defee noonu la même chose le même concept mais loolu defe naa ne direction programme bu TFM waruñu woon nangu loolu parce que loolu dafa yomb trop c'est trop facile Yaa Awa tamit waroon na bañ loolu ne loolu du ma ko nangu man su ma ñëwee damay innover changer parce que émission bi man moomu ma ko dañ ma jox concept bi pour ma def ko am na benn caméraman boo xamante ni moom it fa la nekkoon démissionné na mu ngi werante mun na nee na moom émission bi Abdou Ndiaye ne moom moo ko créé Omaro génn ne Abdou Ndiaye moo ko créé devant lui moom sax émission bi dina ko reprendre 2S mu indi coow léegi coow yooyu di am yépp manque de professionnalisme moo indi affaire yi maanaam mbir mi dañ ko dul teg ci yoon tey jii boo nekkee professionnel yow xam métier bi am ci expérience yàgg ci soo jógee koo fële rek ñëw pour ñu jël la c'est tout un problème xam nga lan la ñuy jëlee nit branlon ak koo xamante ni daf leen di topp di leen dunguru wala nga am benn tour soit nga nekk ci milieu théâtral bi wala mannequinat bi wala ngay jouer film wala leneen daal wala nga nekk mbër il faut que ñu jéem la créer benn émission jox la ko pour ñoom ñu mën a def seen affaire sponsor yi mën a ñëw kon da ngay gis ne problème bi c'est partout quoi c'est partout le problème est profond léegi da ngay jël tey télévision yi nekk Sénégal yi nga xam ne moom la ñuy gën a seetaan 2S TFM Walfadjri 7TV Sen TV RTS moom bon ñoom fi ñu nekk ña nga fa ba léegi ñoom moom li ñu fi nekkee mooy voilà président bu ñëw rek ñu lay xalamal opposition du fa jàll kuy wax lu naqari président bi du fa jàll voilà donc ñoom loolu lañ leen xamee quoi ñoom moom jarul sax ñu leen ciy boole quoi léegi tey boo ñëwee ci wàllu concurrence bi ñoom ni ñuy concurrencer c'est pas professionnel ba pare dafa salté yow imaginel tey TFM créé une émission qui s'appelle Quartier Général Quartier Général bi li ci nekk ci biir yëpp kenn mënu kaa wax kenn mënta wax lu nekk ci biir bon créé na ko am na audience ni ñaa ngi seetaan parce que ñun suñ mbokk yi ñun sénégalais ñu ci ëpp ñun soxlawuñ qualité quoi ñun soxlawuñ qualité ñun quantité lañ soxla même live yi ñuy def nii sax booy wax ju sérieux ñu lay seetaan du bëri quoi il faut nga ñëw nekk fii yuuxu saaga xaste après ñu soog la mën a suivre quoi bàyyi la xel mais booy toogee di wax xam-xam sax da ngay gis gars yi dañu lay zappé quoi kenn du la partager kenn du la seetaan quoi loolu sénégalais moo bindoo noonu léegi TFM créé Quartier Général bi mu créé Quartier Général waa Sen TV créé ñoom Grand Plateau ba pare même heure même concept
ñu créé Jakaarlo TFM créé Jakaarlo Sen TV créé Ndoumbelane même jour même heure encore xam nga loolu dafa maanaam kenn xamut lan lay nuru quoi c'est pas intéressant c'est pas professionnel c'est pas du tout professionnel ñu foog ne foofu la ñuy yem Walfadjri ñëw def grand soir moom même heure moom it ba tey ci concept Jakaarlo bi ak Ndoumbelane bi Walfadjri ñëwaat def grand dîner moom it même jour même heure ba tey ci weeru koor bi quartier général ak grand plateau grand soir waa 7TV ñoom bu Maïmouna Ndour Faye ñoom it ñu ñëw def Ramadan show même heure même concept waa léegi yow fan ngay seetaan fan TFM bu ñëwee quartier général am day invité benn autorité wala benn célébrité ñu waxtaan ci domaine am invité benn këru diine koo xamante ni day ñëw wax ci sëriñam ànd ak koo xamante ni dafay zikar pendant ce temps Sen TV waa grand plateau ñoom it ils font la même chose waa grand plateau pendant ce temps aussi waa grand soir Walfadjri ñoom ils font la même chose aussi même concept même heure duñ sax décaler heure bi mais est-ce que loolu c'est professionnel laay laajte est-ce que loolu am na sens est-ce que yéen ñi nekk ci réew tubaab bi di ngeen gis tubaab bi seen télé yi ñuy defee noonu concurrence affaire bi ku nekk da ngay xalaat teg sa programme ku nekk lu la neex nga dem seetaan ko man tey su fekkee heure quartier général dafa jot Sen TV def leneen mën naa am quartier général man moo ma neex ma seetaan quartier général Sen TV suñ defee leneen ci heure boobu noonu am na ñoo xam ne quartier général neexu leen ñoom dañuy dem seetaani Sen TV lu fa xew ñu bëgg a seetaan Walfadjri dem seetaan Walfadjri ci leneen même heure ñu bëgg a seetaan 7TV dem seetaani 7TV ci leneen même heure wala su fekkee dafa am topp ndoorante sax ku nekk di plagier sa morom mais loolu dafa war a am benn professionnalisme bu ci am ñu décaler heure yi sax comme kii bu defee bëccëg gi kii def guddi wala kii bu defee vendredi kii def dimanche wala kii def samedi mais même heure ñu ne ñoom noonu la ñuy concurrencer pour am ay sponsor mais man pour man loolu ñoom ñi fa nekk ne ay professionnel lañ loolu waruñ ko nangu parce que tey pour nit man pour man soo demee école nga toog jàng benn mbir boo koy exercer dafa war a feeñ ci ni nga koy exercer façon bi nga koy exercer mooy li nga jàng école da nga ko war a appliquer man loolu laa gëm mais professionnalisme zéro ci suñ télévision yi ak rajo yi yépp léegi boo jëlee quartier général jël grand plateau jël grand soir ak Ramadan show mooy li ma leen wax yépp même concept la léegi nag bi ci gën a fës mooy quartier général ak grand plateau ci ñaar yooyu laay wax léegi quartier général dafa am benn concurrence bu ñuy def ñoom entre ñoom télévision yi ba pare indiwaat benn concurrence ci émission bi ci këru diine yi dañ leen di concurrencer comme ni ñu doon def ci festival Ya Salam bi dinaa ci ñëw mais damay ñëw ci quartier général bi d'abord sama xalaat rek laay wax parce que fii nii ku nekk da nga am sa xalaat di ko wax léegi lu ñuy def muy concurrence bu ñuy def ci këru diine yi mooy dañuy invité kenn koo xamante ni dafay waxtaan ci benn sëriñ bu ñëwee waxtaan ci sëriñam di wax gars yi di aalu muy wax gars yi di aalu muy wax gars yi di aalu muy def démagogie di propagande léeg-léeg sax nga yokk ci loo xamante ni sax sëñ bi dafa ko mais il faut nga safal affaire bi quoi neexal ko su ko defee zikarkat bi moom it yëkkati zikar gars yi yuuxu aalu bu gars yi xëyee dem ci réseaux sociaux yi non yii diw waaye yow démb toj na TFM toj na grand plateau wala toj na grand soir li mu fa def non mais sëñ bi amut morom du moromu ñi fi ne moom muñ invité muy war a waxtaan ci sëñ bi sax moom dafay vexé waale yeneen këru diine yi di leen attaqué waale indirectement sëñ bi amut morom du moromu gaay lu mu fi def kenn defu ko ku mel ni moom dootu fi am
day am sax ay genre bokkaale ci biir ak yooyu noonu di wax ci sëñ bi yoo xam ne yow sëñ bi bu doon dund sax soo ko waxee ci kanamam mu tëgg la mbéj na la yaa ngi bàkkaar yaa ngi may bokkaale. mais loolu c'est un problème. su ko defee quartier général après ñu invité waat ko grand plateau mu demaat defaat la même chose léegi bu subaa nag ñu dem invité waat beneen këru diine encore kooku ñëwaat toog ñu ne démb këru diine bii moo jaaroon tey kii mooy jaar léegi nag ñu toog ci plateau bi ñoom am na si ñoo xam ne sax duñ bokk ak ñooñu même këru diine mais dañ fay nekk def yëfu naa fekk di wax loo xamante ni gëmuñ ko. nañ waxante dëgg dëgg dafa neex quoi nañ waxante dëgg yàlla dëgg la bëgg su ko defee mu ñëwati moom nekk ci beneen sëriñ ba moom it démb am na kenn ku romboon doon wax ci sëriñ tey keneen ñëwaat nekkaat ci sëriñ bi naan waaw sëñ diw bi mu demee fii bi mu demee faa def na fa lii def na fa laa du moroomu sëñ diw pourtant yow mën nga wax ci sa sëriñ te doo vexé keneen parce que kër Sénégal bari na këru diine moo tax man ne Sénégal chaque jour lu ko mën a taal ay nit danañ génn ci télé bi wax ko nit toog ci rajo wax ko nit toog ci réseaux sociaux yi wax ko te du tàkk moo tax dañoo war a sant yàlla ñun parce que ñun suñu wax yi graaw yi ñuy wax taal na ay dëkk ci sous-région bi ci ay affaire u xeet ci ay affaire u këru diine dañuy dem sax ba fàtte ne ñun ay musulman lañ quoi maanaam ñun ñëpp yàlla lañ gëm wala ñun ñëpp yonent bi mooy suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam mais loolu dafa garaaw moo tax ma ne seen concept émission yooyu pour man amul njëriñ amul benn njëriñ lu dul jaxase rek ak yàq te pourtant nit mën nga toog wax li nga xamante ni yow moom nga xam ci nit te doo vexé keneen wala li nga xamante ni moom la ñëpp bokk ñu wax ko muy wax ci diine ji wax ci alxuraan wax ci yonent bi mais yonent bi moom moo gën a tumuranke Sénégal yonent bi moom Sénégal dafa tumuranke yonent bi léeg-léeg nit ñëw génn blasphème ko kenn du wax léeg-léeg nit ñëw ne man yonent laa maa dellu siwaat kenn du wax léeg-léeg nit wax lu nekk ci diine ji offensé diine l'islam coow du jub mais gis nga boo laalee benn sëriñ yow sa kër boo moytul dañ lay fekk foofu taal sa kër man moom nëbbatuuma man damaa bokk ci benn këru diine man du ma nëbbatu mais damaa bëgg nit koo xamante ni lépp loo nekk day ànd ak modération rembet le mooy indi tuurule gis nga nit lépp loo nekk waroo nekk fanatique waroo nekk extrémiste loolu baaxul te gis nañ ne télé yi ñu ngi def genre yooyu noonu di ko def ci jàkkaarloo di ko def ci grand plateau quartier général laa bëggoon a wax di ko def ci quartier général di ko def ci grand plateau te chaque weeru koor rek lañ taamu pour def loolu noonu yonent bi moom kenn du ko waxtaanee fenn quoi yàlla tamit kenn du ko waxtaanee fenn alxuraan ji am na ñoo xamante nii dañ see télé xamuñ seen diine pourtant mën nañ leen profité ci occasion yi nii invité koo xamante nii ci diine lay wax leen seen diine mais tey am na si ñoo xamante nii tey maanaam waxi graaw yi ñuy wax nee naa la bu sëriñ bi dellu suwaatoon dégg ñu koy waxal lool billaahi dina leen mbéj te ñu ci ëpp pour defar seen affaire la rek quoi defar seen affaire da leen di jaral sax ñu ciy boole yoo xamante ni bokk ci di sos di créer yoo xam ne amut ça n'existe nulle part masul am mais loolu c'est grave c'est dangereux te loolu télévision ñoom ñoo koy def kon Sénégal ñoom dañoo am ay këru diine ba pare diine fës fa 95% musulman te ni ñu koy dundee baaxul ni ñuy dundee diine baaxul dara organisé wuñ ko moo tax chaque jour damay wax ne Sénéra tey seen rôle dëgg joué wuñ ko quoi instant bi Babacar Diagne moo fa nekk mais rôle bu ñu war a joué dëgg joué wuñ ko parce que war nañ organiser média bi organisation bu jaar yoon ñu def liggéeyu journalisme def liggéeyu média dëgg
ki war a nekk journaliste ki war a nekk animateur ba ci sketch yi nga xam ne moom mooy am ci weeru koor bi sketch yi ñëppay def sketch ñëpp les professionnels ak ñu nekkul professionnel yëpp yow daal il suffit que nga am tur rek weeru koor bi ñëw na yow léegi da ngay profité ci weer bu tedd bi di saboter diine ji di ci def yoo xamante ni yu doy waar la ba pare sponsor yi ñëw di la jox xaalis pour nga am xaalis yow te yow ci weeru koor nga nekk di fowee diine ji te weeru koor bi pour man lépp dafa war a sérieux mais yow doo xaar sax su dul weeru koor nga fowee diine ji mais da ngay xaar ba weeru koor bi jot nga dem créer ay sketch di saboter diine ji di làqatu di naan di làqatu di lekk di julli di saboter ni ñuy jullee di wax lu la neex di fecci di tëgg mais ana professionnalisme bi foofu ana organisation bi ana waa Sénégal te pourtant boo demee ci yeneen réew yi ñoom yooyu yëpp dañ ko organiser yeneen réew yi nga xamante ni diine islam moo fa gën a fës tey keroog maa ngi am sama benn waaye bu ma doon jokkal depuis Égypte si émission yooyu noonu may faral di def ci koor gi moom dafa ma wax ne ma tey boo demee Égypte am na ministre boo xamante ni chargé des affaires religieuses am directeur de la religion am Cheikhul Azhar ki nga xamante ni Cheikhul Azhar ñoom ñooy yebal sax imam yi war a dem jiite ji ci jàkka yi ñu war a waaraate ji ci télé yi dafa am formation bu ñu leen di defal jox leen benn attestation buy wane ne yow ci habilité pour dem ci rajo wala télé di waaraate mën a wax ci diine te kenn ku nekk da ngay am spécialité ci diine kii ci fiqh lay wax kii di wax ci hadis kii alxuraan mooy spécialité am ci la spécialisé wu mais loolu waroon na am Sénégal mais ñun lépp dañ kaa bàyyi ci amateurisme amul dara loo xamante ni lu professionnel la mais c'est du jamais vu loolu war nañ ko seetaat lu ñu war a seetaat la loolu gis nga mbir moo gis ci àdduna organisation daf cee baax te Sénégal malheureusement ñun suñu problème du problème mu politiciens yi kase du problème mu ñu ñu jiite kase mais problème bi c'est partout fépp la toujours bordel mooy am toujours le bordel xam nga tey maa ngi wax ci quartier général bi ak grand plateau bi concurrence bu ciy am bu ñuy def ci këru diine yi te pourtant këru diine yi ñoom defuñ dara mais ñoom ñooy coupable yi ñoom ñoo def dara tey ji boo jëlee grand festival Ya Salaam bu Youssou Ndour initié woon weeru koor bi amul parce que xam naa ne pandémie beeg yooyu moo tax quoi coronavirus bi mais da nga daan gis exemple tey ñu ne organiser nañ benn festival Ya Salaam ci centenaire bi allée du centenaire ñëpp daw ñëw léegi benn zikarkatu ñeseen ñëw bu ñëwee taxaw zikar day am ay supporters moom ñoo xam dañ koy supporter ñooñu ay ci communauté bi la ñuy bokk maanaam ay taalibe Baay la ñuy nekk je prends l'exemple de Aïda Faye mën naa tudd turam léegi bu Aïda Faye ñëwee yëkkati zikar yi di zikar léegi ñi koy supporter moom toujours mooy ñi nga xamante ni mooy waa kër Baay yi mu àndal ñooy yore ay pancarte yuuxu wëy Aïda Faye di zikar ñuy yuuxu léegi beneen côté bi nga xam ne après ñoom ñooy yéeg ñoom dañuy toog ñoom noppi ñoom duñu def dara dañuy croiser les bras di xaar seen waa ji yéeg ñoom it ñu supporter léegi su Aïda Faye pare day dem ñooñu ànd ak moom dem léegi beneen zikarkatu murid yéeg bu yéegee ñooñu yuuxu wooy yëkkati ay pancarte bu kooku paree bu demee après ñooñu tamit ànd ak moom wàcci waawoon ñëw bu ñu ñëwee ñoom it c'est la même chose zikar ñooñu seen supporters yi yuuxu waa Njaasaan ñëw zikar seen supporters yi yuuxu Laayeen yi ñëw zikar seen supporters yi yuuxu après nag noonu lay def ba ki nga xam ne moom mooy mujjee zikar sax moom ay supporters am rek ñoo fay nekk léegi kon loolu concurrence la bu ñuy dugal ci biir këru diine yi te pourtant mënoon na bañ a ñàkk mënoon na ñàkk kon mënoon na bañ a amul njëriñ amul benn njëriñ
dafa am yoo xamante ni mooy farata yi te yooyu Sénégal dañ see war di jublu. gis nga tey am na yenn propagande yi ñuy def ak yenn démagogie yi am au sein des këru diine nee naa la sëriñ yi nga xamante ni ñoom ñoo sos mbir mi billaahi bu ñu yeewu woon instant bi dinañ duma ñu bëri. parce que xam nga lan mooy affaire boo jëlee tey sëñ Touba wàllu yu kaamil incontestable liggéey boo xamante ni liggéey du ko gën a rëy tey liggéey du ko gën a rëy fu mu jaar ak tubaab bi lépp ngir wéetal boromam lépp ngir le développement de l'islam. gis ngeen lu mu ci daj ak exil bi jël ko yóbbu ko Gabon bi mu def fa 7 ans bi mu jógee Gabon après ñu jël ko yóbbu ko Mauritanie 2 ans après ñëwaat def ko résidence surveillée loolu yëpp mu jàpp fu mu jàpp rek. nga jël Cheikh Omar Foutiyou oote diine moom it gis nga coono bi mu ci daj sonn ba mujj disparaître dans les falaises de Bandiagara. nga ñëw jël maam Alhaji Abdullah mooy papaay Baye Niass dëkkul sax Kaolack xam naa ne ñu bëri ñu ngi foog ne Kaolack la dëkkul Kaolack Belli la dëkk Belli benn village bu nekk Jolof. xam nga lan moo ko indi woon Kaolack dafa am benn xare bu Maba Jaxu Ba oote woon pour taxawal diine ji foofu noonu Sénégal maam Alaaji boobu jeune la ànd ak papaam Mohamed Niass ak nijaayam Ibrahima Kellel Thiam pour ñu dem rejoindre Maba Jaxu Ba pour xare. papaay sëñ Touba demoon na moom it maam Mor Anta Sali loolu moo leen yóbbu Kaolack ñoom ñeseen ñi. donc objectif bi xam nga lan la woon mooy ne diina ji taxaw parce que ceddo yi ñoo nekkoon Sénégal tubaab bi ñëw di imposer Sénégalais yi ne leen diina du fi taxawee maanaam coloniser ay nit ne leen yéen ñun luñ gëm loolu ngeen di gëm par force loolu moo fa amoon. léegi nag ñoom ñu ne loolu di ci dal tey léegi nag ñoom ñu ñafe di ñafe ñoom këru diina yëpp nag ñu ma tudd ñëpp sëñ Touba maam Alaaji Abdoulaye papaay Baye Seydil Hadji Malick kazalika naka noonu moom it ku nekk nag ak stratégie bi nga doon def pour mën a taxawal sa këru diina tey di boo demee tey ci Dakar jàkka yu ëpp Seydil Hadji Malick moom moo ko fa taxawal zawiya yi Saint-Louis même chose te pourtant loolu lu rëy la lu fort. kon ñooñu participation bu ñu def ci diina l'islam ñoom ni ñu ko doon defee ak li xew léegi dafa am différence. ñoom nan lañ ko doon defee mooy objectif bi benn la woon kenn ku ci nekk jàmbaaru l'islam nga woon li nga bëggoon mooy ne l'islam bi taxaw ci Sénégal nit ñi nekk jullit ñu xare ko ñafe ko ba affaire bi taxaw. léegi nag mbir moom bu demee ba màgg dina am ñoo xamante ni dañ siy boole loo xamante ni bokk ci. léegi kon lan moo tax émission yi kon lan moo tax léegi ñu ne kon sëriñ ñi rek lañu war a waxtaanee lan moo tax duñu waxtaan ci diine ji lan moo tax duñ consacré wu ci xamal nit ñi lan mooy seen diine. am na ñoo xamante ni mënuñoo julli xamuñ lan mooy farata julli xamuñ liy farata njàpp. am na ñoo xamante ni mokkaluñ fatihatul kitab am na ñoo xamante ni mokkuñ xul wallaahu te pourtant mën nga invité benn oustaz benn borom xam-xam moo xam fu mu mënti jógee. ci këru diine bu mënti jógee bu ñëwee jarul sax muy wane moom appartenance am ci benn këru diine juste dafay ñëw xam-xamam lañ soxla moo xam ci fiq la am xam-xam ñu ne ko jàngaleel fiq waxal nan la ñuy sangoo set nan la ñuy jàppee lan mooy farate njàpp lan mooy toj njàpp lan mooy defar julli lan moo koy yàq bu julli bi yàqoo nan nga koy defaree soo jullee am loo fàtte boo paree nan ngay def da ngay sujjoot baada salaam wala xibla wala nu ñu koy waxee sax da ngay sujjoot baada wala qabla yooyu yëpp mu ngi fa Sénégal am na ñoo xamante ni ñu ngi nekk mariirandoo ci diine ji nekk mariirandoo te xola xamuñ dara comme man ak ñoom ñooyam xamuñ dara ci diine dara rien te émission boobu ma leen doon wax sànq mooy célébrité et religion daf ciy feeñ da ngay gis koo xamante ni magam 76 ans wala 78 ans fatiha mun a jullit la fatiha bi sax mënu kaa jàng bu baax xam nañ nga bañ ko jàng ci arabe nga am accent bi en français xam nañ xanaa sax su fekkee da nga ñëw ba ci ihdina siratal mustaqim su fekkee ne ku jàng arabe la mooy mën a prononcer wax
ihdina siratal mustaqim. mais xidina su fekkee ci arabe nga ko jàngee wala nga jàngee ko ci français boo ko waxee nit ñi danañ ko xam danañ xam accent bi. ku ko jàng ci français sax moom dina mën a wax ixdina nga ne sax ixdina mais xidina siratal mustaqim. léegi pendant ce temps ki nga xam ne moom la ñu wax ne moom moo war a animer émission bi moom ku def erreur ci alxuraan ji moom mënu kaa gàgganti. bu ñu paree oustaz bi nga xamante ni moom mooy tafsir affaire bi muy oustaz Modou Fall instant bi ci TFM moom du corriger sax ki nga xamante ni moom moo doon tari mais moom day ñëw rek firi affaire bi jàll dem. li gënoon a yomb moom mu dem def ko moom mi nga xamante ni jàng na su ndaw si gàggee wala waa ji gàgg mu gàgganti ko en direct ba pare ne ko duñu wax lii la ñuy wax ba pare jàngal ko moom en direct ne ko saar bi lii mooy sababu nuzul bi lii moo tax mu wàcc lii moo xewoon ba yàlla wàccee ko madiniyatu la wala makkiyatu mu jeex. loolu moo gën a yomb. léegi nag yaa awa mi nga xamante ni loolu du spécialité am du domaine am moom mu génn ci dem def li nga xamante ni moom mooy domaine am loolu mooy affaire bi. ba pare nga changer tur bi jarut ay célébrité et religion. est-ce que ñi célèbre rek sax ñoom la ñu war a interviewer ñoom ñoo war a wax. am na ñeneen ñoo xamante ni sama classe gi siiwuñ kenn xamul leen pourtant war nañ leen mën a dajeeg ñoom ci mbedd interviewer leen ñu wax. mais célébrité et religion rek yamale ko foofu léegi ñi célèbre ak diine ji ban diine la diine l'islam mais yow préciser woo wax ne diine l'islam da nga ne célébrité et religion mais soo waxoon célébrité et ramadan mu tane célébrité et ramadan doy na waar daal Sénégal daal li fa nekk kenn mënut a wax lépp doy na waar. nit ñi amateurisme moo leen neex bëgguñ qualité ñun ñu ci ëpp bëgguñ qualité ñun xam nga lan lañ bëgg ay affaires yi caaxaan. nañ bàyyi suñu affaire yi caaxaan yi ñuy def gis nga seen émission yi nii ay quartier général rek ay grand plateau dee leen invité nit ñi ñuy wax ci diine ji di jàngal nit ñi seen diine. am na ñoo xam ne xamuñ seen diine am na ñoo xam ne mënuñoo sangu set am na ñoo xam ne mënuñoo sangu farata am na ñoo xam ne xamuñ lan mooy farata njàpp. man mas naa gis benn jigéen sama benn xarit la dëkkaloon ci Dakar foofu sama xarit boobu jàng na nitu daara la. jigéen bi mu dalee julli ba léegi te moom ci fu mu dëkk benn këru dina la de ci benn këru dina la dëkk bi mu dalee julli ba léegi de xam nga nan lay jullee day jóge rek taxaw nii day taxaw bu taxawee taxaw ba mu yàgg allahu akbar def nii noonu rek lay def xool xamut man. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour nous suivre en temps réel, partagez, aimez et commentez la vidéo.